keneen ku la làmb dootu daj leneen waaw ku la làmb dootu làmb leneen yooyu te dëgg la wallahi alazim Cheikh Tidiane boo ko xasee ba am rek jeex na tabarakallah mbokk yi loolu mooy dëgg. léegi nag tey ñi ngi dem ci muqaddima bi muy introduction bi nag daf ko def ci wàllu tasawuf parce que fànn gi nga xamante ni bii ni ci la bind téere bi téere tasawuf la. tasawuf nag dafa bari polémique bu ci nekk te polémique bi ña cay polémiquer yëpp waruñu caa polémiquer lu tax waruñu caa polémiquer mooy ñoom dafa am leneen lool waroon nañ ko lijjanti ji dem tal loolu xam nga mooy lan nit ñaa ngi fi di fecc di naan sangara di njaaloo di fen ngeen bal ma di jëw dugg ci du dul di yàq deri nit ñi nekk ci lépp lu yàlla tere yaa ngi ko gis adduwuloo ci fekk loo xamante ni bii ni yow xamuloo ca dara de nga wëlbatiku bëgg koo jël ndax parce que am na benn communauté boo xamante ni bii ni diine ja nga xamante ni bii ni moom la ñu donne ci yonente bi alayhi salatu wasalaam na ko saxaaba yi daan jëfe noonu la ñu koy jëfe yow nga bëgg a dindi loolu ñuy wax xaalif tu'raf mooy wuuteel ak ñii su ko defee ñu xam la xam nga ñëpp bu ñu jaaree ci yoon bii soo bëggee ñu xam la da ngay jaar ci beneen yoon bi koo dégg kuy muy di nga Seyd Ahmad Tidiane yi bëgg ku ko xam la lii moom maa la ko wax tey ko foo ko dégg ak ku mu mën a doon laa la wax ak ku mu mën a doon daa bëgg ku ko xam waaye mënu ko teg ci xam-xam boo xam day nekk ilman sarihan sahiha xam-xam bu leer bu wér nit mën cee di nga Seyd Ahmad Tidiane radiyallahu anhu nit kooku asamaan fenkagul ci kaw mënul nekk c'est pas possible su ko defee nag muqaddima bi da ko def ci wàllu tasawuf nag bokk yi yàgg naa leen wax tënk la boo demee ci sirrul asrar bi nga xamante ne bii ni Cheikh Abdul Qadir al Jilani moo ko bind dafa wax ni tasawuf tënk la taa gi moo di taqwallah saad gi mooy safaul qalb waaw gi moo di walayatu faa gi mooy fanaau fillah ñeent yi ku mu daje ci yow mutasawifa nga moo tax yow boo xamul dara ci tasawuf da nga war a noppi te may nit ñi jàmm wax dëgg yàlla mais yow xamul dara ci tasawuf ba pare nga wëlbatiku buñ la man waaw tasawuf bon loolu amul ci jamono yonent bi amul benn ci islay mais attends yonent bi alayhi salatu salaam moom mooy suufiyanke bu mag bi di parce que tasawuf tënk rek la baat bi même bu fekkente ni bii ni amul woon ci jamono yonent bi alayhi salatu wasalaam naka jekk jëf jaa ngi fi woon xanaa dooma ni taqwallah ragal yàlla amul woon ci jamono yonent bi de yonent bi moom mi wax ana jaddu kulli taqiyin képp ku ragal yàlla maa di sa maam xanaa dooma wax ni amul woon de safaul qalbu xol bu sell xanaa dooma wax ni amul woon de te yonent bi alayhi salatu salaam waxoon ni inna fil qalbi inna fil jasadi mudga ida saluhat salaha al jasadu kullu wa ida fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb yëg leen ni am na suux wu ne ci yaram bu baaxee lépp baax bu yàqoo lépp yàqu te moo di xol xanaa dooma ni kon kooku de jàngalewul lu jëm ci wàllu lu ñu tuddee ahwaalul qalb mbiri xol xanaa dooma wax ne yonent jàngalewu ko de te sadd gi mooy safaul qalb waaw gi moo di walaayatu ak pal ca yàlla yonent ñaata xadis la indi di wax ñi nga xamante ne bii ni ñoo di labdaal yeeg nuqabaaw yeeg nujabaaw yi ay ahadis nabawiye yu leer nañ yu set wicc yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ko ñi nga xam ni am nañu ak pal ca yàlla alquran dikk tudd ko mu nekk lu sarih hunalika alwalayatu lillahi alhaqu huwa xayrun thawaban wa xayrun uquba faa gi dikk nekk fanaau fillah muy jeex tàkk ci yàlla jeex tàkk ci yàlla nag soo ko déggee te xamuloo ko da ngay bàyyi ñi ko xam ñu wax la ko sëriñ bi xam nga li gën a yéeme ci àddina mooy la dalan imamul Ghazali Abu Hamidul Ghazali def naa dégg ngeen ko yéen ñëpp borom xam-xam bu mag la woon nekkoon nitu yàlla boole ci waaye dafa am fu mu jaar la jëkk muy nekk nitu yàlla parce que moom dañ ko daan woowee salma shi'ta laajal lu la neex waaye dafa jàngoon ilmu zahir maanaa zahiru nusuus yi le côté apparent des textes loolu la jàng mu leer ci boppam mais jàngul le côté bi nga xam ni mooy le côté caché bi nga xam ni moo nekk ci texte yi jawahirul maani nag loolu lay jàngale moo tax ñu titré ko jawahirul maani moom imaamul Ghazali dama lu ma leen di nettali ci dundam tuuti rek ñu dugg ci téere bi ci muqaddima bi dafa am benn bés mu jugee këram di dem ci juma ja pour jiite ji juma bi mu dikkee ba ci yoon bi benn jigéen daal di koy dogale daal di ni ko salma shi'ta noonu lañ ko daan woowee laajal lu la neex ndax dafa bari woon xam-xam ni ko salma shi'ta ma ne dama am benn laaj bu ma la bëgg a laaj mu ni ko xanaa nga gaaw tuuti rek ndax dama jëm ni ca juma ja dama war a dem jiite ji mu ni ko waaw dama gisoon baax avant ñuy nodd zawal fekk set naa
léegi nan laay def ak jullik suba gi ak jullik tisbaar gi. xam nga loolu ñi jàngul sax njàng mu sori boo leen ko laajee dëgg-dëgg war nañ ko mën tontu du masala moo xam ne ni masala mu jafe tontu la. damaa gisoon baax set naa laata zawal nu may def ak jullik suba gi loolu lu ci yoonu jullik suba gi ah dégg nga bi mu ko waxee loolu Limaamul Ghazali daal di bàyyi ndaw si foofu ni ko damay dem ci jumaa ja bu ma wàññeekoo danaa fi jaar bu fekkee gisee nañ danaa la tontu ndaw si ni ko baax na Limaamul Ghazali dem bi mu demee ba àgg ci biir jumaa ji taxaw def xutbaam ba noppi dal di taxaw ñu liqaamal ko mu kabbar allahu akbar jàng fatiha bi mu tàmbalee jàng laata fatiha bi di daanu rakkam ju mu bokkal ndey ak baay sëlmal génn jàkka ji dem am lu mu wax yaayam moom rakk ji Limaamul Ghazali bi mu sëlmalee ñu ni ko lu xew yow sa rakk ji xanaa da ngeen am problème parce que moom bi fatiha bi di daanu fekk ko ci jàkke ji lan la lu xew Ghazali jaaxle daal di dem ci yaayam ni ko man sama rakk bi dafa am lu mu def lu ma xamul lu tax mu def ko parce que moom la damay jiite avant may sëlmal mu génn jàkka ji bu ko defee bu dee daf ko def ngir wàcce ma wala bu dee dafa ko def ngir tuutal ma nangam wax yaay ji ni ko moom de jaar na fi te bàyyi na fii kaddu ndax moom nee na daal wax dëgg yàlla du julli ci gannaaw koo xam ni da nga koy jiite ba noppi di xalaat ay sobe dégg nga wax du julli ci gannaaw koo xam ne da nga koy jiite ba noppi di xalaat ay sobe loolu mi ngi ci téere bi loolu rakk ji wax loolu mi ngi ci téere bi fii ci kaamil bi aca toogan foofu rek di wax ay tasawuf caaxaan la dégg nga tu vois Limaamul Ghazali bi ko yaay ji waxee loolu mais xam nga tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour les dire arrivent aisément soo demee ci dans l'art poétique Boileau moo ko waxoon wallaay wax na dëgg sax dafa am loo xamante ni bii nii soxlawul sax wax ji di sori boo ko déggee rek war a mën a nangu ndax dëgg du rombi nopp naka lañ ko wax Limaamul Ghazali am le bon sens parce que le bon sens c'est la chose la mieux partagée mbokk yi nit ku baax da ngay nangu waaye ñu wax la dëgg ngay tendee falaka wa subhanallah loolu baaxul ci tàng bi mais mu nangu mi yaay ji walaay li mu wax dëgg la parce que avant may ñëw ci jumaa ji dama dajeek benn jigéen mu laaj ma ni ma dafa gisoon baax set na laata zawal nu muy def ak julli suba geeg tisbaar gi loolu laa doon xalaat bi may jàng fatiha bi wax na dëgg mais sama problème du wax ji mais nu mu def ba xam ko nan la mën a percer transcender sama xalaat sama jëmm ji ba dugg ci sama xel mi ba mën ko yër ba mën a xam exactement li may xalaat man daal loolu mooy sama problème dëgg-dëgg yaa ji ne ko te nga dem nga waxtaan ak moom rek comme sa rakk la Limaamul Ghazali daal di ñëw ci rakk ji daal di ne ko wax dëgg yàlla dama bëggoon ñu waxtaan mu ni ko waa yow laay déglu mu ni ko waaw parce que man daal sama yaay wax na ak man polémique bi nag du ma ko fi indi li nga wax dëgg la noonu la demee mais dama bëggoon nga wax ma ana nan nga def ba mën a xam loolu nan nga mën a def ba am loolu rakk ji daal di ni ko dama am sëriñ Limaamul Ghazali da laa wax rakkam ci boppam ni ko du dara li tax ma mën a xam ni yaa ngi julli yaa ngi jiite yaa ngi xalaat ay sobe du dara moo ma ko mën may lu dul ni dama am sëriñ mu ni ko sëriñ mu ni ko waaw mu daal ni ko teg ma boole ci sëriñ mu ni ko nan dem ba xam dina ko nangum déet Limaamul Ghazali ànd ak rakk ji ñu dugg ci biir marché bi ñi ngi fekk sëriñ bi ci boppam mi ngi yor semmiñ di gor ay matt naka la siin Limaamul Ghazali rek ndeysaan daal di teg semmiñ bi dikk ba ci moom nuyu ko daal di fóon loxo moom sëriñ bi ci moom de fóon loxo bi ni ko salma siita na ngeen def naka yitte bàyyi na nga ci jàmm tabarakallah nangam mu ni ko xam nga lan la sama rakk bii moo ma fi indi te li tax mu indi ma fi mooy dama bëgg nga dimbali ma li nga ko defal nga defal ma ko mu ni ko déedéet demal yow borom xam-xam nga jàng nga zahir bayre bi bari na nit ñi topp nañ la yaa ngi rafet sikkim bi macha allah demal ñun si ñu yor nii si yi ñu yor nii moom nangam dàq ko Limaamul Ghazali daldi ni ko du ma dem fen ñëw naa jaayante ak yow te dama bëgg li nga defal sama rakk bi xam naa ni dëgg la dama bëgg nga defal ma ko daldi futti manto bi sànni
foq mbaxana mi sànni dind kaala gi sànn sukk ci tànki góor gi ni ko dama bëgg nga dimbali ma. ka def loolu faqiihu la woon borom xam-xam la woon lu ne jàng na ko toroxlu ci kanamu koo xam ni mutasawwifa la te naka jekk jamono noonu lay doxee. mais yamul ak moom foofu sëriñ bi ni ko ah kon nag baax na léegi dama am lu ma lay chargé mu nekk sa mission. mu ni ko lan la mu ni ko duus yi nekk ci marché bi dama bëgg saa yoo xëyee nga jël bale gi nga dem nga bale ko ba mu set nga def ci ndox mu jàll. Limaamul Ghazali laa wax Limaamul Ghazali Abu Hamidul Ghazali borom Ihya Ulumiddin Limaamul Ghazali jël bale gi saa yu xëyee dem ci marché bi di bale duusi ak duusi marché ni mën a mel maara day tali di ko bale muy dem muy sotti ndox mi muy dem muy xëy di dem di bale muy di xëy di bale di xëy di bale ba bale gi jeex takk dara di succ amatul daalum bale mu xëy suba rek daal di xëy taxaw croiser les bras sëriñ bi romb ko daal di ni ko ah limaam lu xew da nga dul bale gi mu ni ko non bale gi moo jeex mu ni ko bale gi bu jeexee sa sikkim bu gudd bi da nga koo mënta jël nga dem nga bombe ko sobe si mu dem. Limaamul Ghazali daal di koy daal di nangu ndeysaan daal di dem ba mu demee mu jël sikkim bi laa wax sikkim bi de Limaamul Ghazali laa wax moo raw ci addina bi Limaamul Ghazali mu jël sikkim bi di ko bombe sobe si muy dem. di sotti ndox mi di ko bombe ba sikkim bi dagg ba jeex takk bay nacc dar amatul daralum bombe mu xëy suba sikkim bi teg ak sëriñ bi ni ko lan la mu daal di ni ko dama amatul lu ma bombe sobe si mu ni ko ah waaw yeggal suuf Limaamul Ghazali yegg suuf mu ni ko téenal ci kaw Limaamul Ghazali téen ci kaw bunti asamaan tijjiku natatatat ba ca malaul aala mu ni ko mu ni ko sëggal ci suuf Limaamul Ghazali sëgg bunti suuf tijji ñattatatat ba ca taxta sara mu ni ko ak sa xam-xam bu rëy bu bëri bi nga amoon nit ñi toppoon la nan la salma chita laajal lu la neex ndax taxoon na nga mën lii mu ni ko déedéet mu ni ko xam-xamu góor yàlla yaa ngi nii. Limaamul Ghazali ca la binde téeréem boobu mu tuddee ayyuhal walad moo tax lu bari daf ko defaraat ci liggéeyam moom parce que bu jaarul woon ci yoonu góor yàlla yi xam-xamam boobu la muy bari waxi kese lay doon haba am mansuura du am njëriñ moo tax du am benn cafka du suur nit bari na wax yoo xam ne suurul nit te bari na wax yoo xam ne da ngay toog nit yàlla mu wax la ko sa biir fees dellu ci saasi parce que wax ja dafa am lu mu àndal. ca la binde téeréem boobu tuddee ko lettre aux disciples ca la waxe woon ni le savoir n'est source de bonheur que lorsqu'il est détenu par les hommes hors du commun wax na dëgg. Le savoir, xam-xam, n'est source de bonheur que lorsqu'il est détenu par les hommes hors du commun. Les exceptions. Les hommes hors du commun. daam ñoo xamante ni bii nii yow yaa leen boole dans le commun des mortels. déedéet mais ñoom génn nañ bu yàgg dans le commun des mortels. yaa defe ni ñoom danañ dee mais ñoom duñu dee. parce que dañ fiy des ci desuk yàlla gi parce que dañ leen a mooñaale ak desuk yàlla gi ñu dem ba xam luy yàlla ak lu yàlla jeex ci yàlla. nit nag bu jeexee ci yàlla dafay des ni fi yàlla di dese mooy faa googu nga xam ni moo nekk ca faawu tasawuf ga at tasawufu faa gi mooy fanaa fillah Limaamul Ghazali foofu lañ ko jaarale mu dem ba jeex takk ci yàlla deseetul dara yéegatul jëmmam ji fenn loolu tax mu daan wax ni le savoir n'est source de bonheur que lorsqu'il est détenu par les hommes hors du commun mais Salis daf ko daan wax c'est un penseur gréco-romain daf daan wax ni gis nga am na loolu ku ko bëgg il faut nga nangoo liggéey il faut nga nangoo rayante mais ñoom seen ay wax soo ko jëlee ci format bi ñu ko waxee nii rek xóotaloo ko utaloo ko ay buntu yoo ko mën a jaar ba mën a jëfe wax ji mais su boobaa wax ji du la amal njëriñ xam nga bu fekkee def ne la tout homme jaloux de s'élever au-dessus des autres créatures doit travailler de toutes ses forces pour ne pas passer sa vie dans un obscur silence que font les animaux que la nature a penché vers la terre wax ji da nga koy dégg rek nga yemale ko ci format wax bi noonu wax boobu mooy demal nga wuti sëriñ wax ji loolu lay firi. Tout homme jaloux de s'élever au-dessus des autres créatures doit travailler de toutes ses forces pour ne pas passer sa vie dans un obscur silence. Est-ce que vous avez dit dans un obscur silence? Que font les animaux que la nature a penché vers la terre? Absolument, parce que nit bu amul sëriñ ñi nekk ci moom benn du ci yeewu. Il est toujours dans un obscur silence. Mi ngi wax laa ilaaha illallaah xamul lu mu doon. Mi ngi wax Allahu akbar xamul lu mu doon. mi ngi dégg xar yi di mbéy xamul lu mu doon mi ngi dégg ginaar yi sax du xam dara day dund ba dee noonu rek du am benn njëriñ dundam gi
léegi nag boo amee sëriñ boo xamante ne bii ni mën na laa jaarale fu tax nga xam yow li nga doon ak xam li tax yàlla indi la fi ak xam ki la fi indi ku mu doon waay su boobaa sa dund mën a am njëriñ moo tax daf ko daan wax que toute notre force réside dans notre corps et dans notre esprit bu ngeen gisee may njëkkee lii dama leen di wax ñoo xamante ne bii ni bien avant Seydi Ahmad Tidiane la te ñoom dañoo gëmoon tasawuf nekk ay écrivains ñoo xam ne c'est des penseurs gréco-romains pour wax leen naka jëkk xam-xam yi benn la xëy na waxi ni ñoo dul nekk benn ibaratuna shatta wa maanaka wahidu fal kullu ila dhaka al jamali yushiru mode d'expression yi mën nañoo uute fekk li ñuy wax lenn la kii da koy waxe ci arab utiliser benn yoon wi kii waxee ko ci anglais utiliser yoon bi kii waxee ko ci français utiliser yoon bi kii waxee ko fekk la ñuy wax lenn la xoolal ki digg taxaw ni que toute notre force réside dans notre corps et dans notre esprit l'esprit c'est fait pour commander le corps pour obéir mais il me paraît plus juste de recourir à l'esprit plutôt qu'au corps pour conquérir la gloire seetal wax bi il me paraît plus juste de recourir à l'esprit plutôt qu'au corps pour conquérir la gloire mbokk yi am na loolu kenn mënu ko am ci ay tappale ngeen baal ma quoi ak ay waxi kese nii déedéet il faut nga dem ci ñi nga xam ne ñoo ko am man ko xam ko ñu jox la ko defal la ko nit foofu mu am ku ko tette ci wàllu yàlla mënta ñàkk xamal la lan mooy yaram ak i jagleem xamal la lan mooy ruuxu ak i jagleem xoolal kii moom daf ni sunu kattan yi ñu yàlla jox yëpp force nag dafa bari noo ko mën déggee réside dans notre corps et dans notre esprit yaram moo fi nekk ak ruux kattan yi ñu am yëpp ci ñaar yooyu la mais xoolal lim ci teg l'esprit c'est fait pour commander le corps pour obéir kon xam nga kooku dàq na yaram bu yàgg moom bu fekkee yaram nekkewu fi lu dul dañ koy digal muy def ñu koy tere muy bàyyi kon yaram moom amul benn njëriñ nañ li jënti ki koy digal mooy kan su ko defee nag tasawuf boo ko déggee xam-xam la yoo xam ni looloo ko taxoon a jug ci gàttal kon wax nañ tënk bi nga xam ne moo tënk tasawuf muy taagi di taqwallah ragal yàlla sadd gi muy safaul qalb xol bu leer waaw gi mu di walaaya ak pal ca yàlla faa gi di fanaa u fillah jeex takk ci yàlla yii bu ko nit xasee ba am ci tënk bii ñu wax ni mutasawifa nga léegi nag boo toppatoo def ay rapprochement ci diggante l'imamul Ghazali yi loolu mu waxoon ak loolu nga xam ne Saliste c'est un penseur gréco-romain ak loolu mu waxoon soo paree boo tiiree yow mi may déglu di nga xam ndax ñoom Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala anhu ci caaxaan lañ nekkoonam déet dégg nga léegi nag muqaddima mu ni qaala